benn waxtu ci télévision Futurs Médias daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi dina bokk ci la ñuy waxtaane tey dem ba ca diwaanu Kaolack foofe nag cathédrale ba la ñu salfaañe nette fa dugg jaxase fa lépp ba tax na askan wa di ko ñaawlu rawatina communauté chrétienne dinañ ci wax ci xibaar yi ubbite autoroute Ila Touba waa transport routier du Sénégal ñoom dañuy gis ne rek jafe-jafe la yokk donte dañ doon bëgg rek yombal dem beeg dikk bi waaye loolu jotulantu ndaxte jamono ji dafay bëri oto yoo xam ne rek dañ fay tase ba embouteillage lay faral di indi ci loole nag ñu yokk ne ak train bi nga xam ne atum ren ji dañu dogal ne du daw diggante Touba ak dëkk yi mu doon séddale loole nag ñu ne rek dafay yokk xar mi karaw dañuy dem Touba foofe nag nguuru Sénégal ni mu ko xamle dina gunge xalif général des Mourides ak communauté bi yëpp ci li ñu sumb maanaam tabaxab université bu mag foofee ca Touba njiitu réew mi nag jamono ji ñuy wax ak yéen mu ngi foofee ca Touba foofee sax la fas yéene jullee tey ci ajuma ji Touba ci kaddu yi ñi nga xam ne rek ñoo yor kaddu xalif général bi di xamle ne kontaan na lool ci nguuru Sénégal ba tax sax ñuy sàkku rek ci loolee di xalif général bi di xamle ne rek dénk na ki nga xamante ne mooy président de la République Serigne Touba. dinañ wax ci wàllu sport CAN 2019 Sénégal war a dem fële ca Guinée équatoriale ci jongante bi nga xam ne rek dafa aju ci wàllu éliminatoire yi ci loolu nag Aliou Cissé xamle na tey gaynde yi nga xam ne rek ñoo nar a bokk ci boobu la jongante ñu seetlu Alfred Ndiaye moom du bokk ci boobu la jongante li ko waral dafa am suspension kii di Assane Dioufé moo ko nar a wuutu Salif Sané tamit delsi na ci biir tanière bi mbokk yi loolu moo fi gënoon fës ci ponk yi boo leen taxeeloo tuuti ñu faram fàcce. asalaamaaleykum mbokk yi ñu doore ak li ñu sumba wax léegi ci ponk yi foofee ca Kaolack nag askan bi di ñaawlu jëf yi nga xam ne moom la ñu amal ci biir cathédrale bu Kaolack foofee nag benn waay moo fa dugg jaxase fa lépp yàq jumtuwaay yi ñu doon jëfandikoo rek bu ñuy ñaan loole nag askan wi di ko ñaawlu rawatina communauté chrétienne Ibrahima Diame. curé cathédrale Saint-Ophile bu Kaolack am lu ko metti lool acte de sabotage yi nga xam ne def nañ ko ci ay statue ak yeneen jëf yu ñaaw yu ñu def ci biir l'église bi metti na ko lool. waaw li fi xew daal métti na ma lool ndaxte man maa di curé Kaolack te métti na ñëpp ñi ko gis métti na chrétien yi ndege ab waay moo fi dikk ci fan yile betti ñeenti yoon daal di dugg ci suñu jàngu yàqate ko. yàqati ko maanaam tas nitaal yi fi nekkoon yëpp xotti affiche yi nga xam ne moom moo nekk affiche yi nga xam ne ñoom ñooy informer communauté chrétienne bi ci li xew c'est le lieu de l'information mu xotti ko saccagé statue Saint-Joseph saccagé statue Saint-Théophile mi di patron suñu jàngu saccagé yàq yëpp statue Notre-Dame du Sacré-Cœur. ginnaaw loolu de ñoom nee nañ woo nañ waa police pour ñu taxaw ci li ni mel waaye mu mel ni ki ñu jàpp ne moom moo ko def xelam taxu ko neex noonu le ci ñaari yoon yi benn yoon bi kenn jàpp ko parce que dafa daw daf ko def mu daw ci ñaareelu yoon bi mu ñëwee waa police jàpp nañ ko waaye waa police bi ñu ko jàppee te ñu yaakaar ne xëy na dafa dese ci boppam wërul ñu yóbbu ko Dakar ndax ñu seet ko te waa Dakar bi ñu ko bayee ci ëllëg sa la daal di dikkaat vraiment def loo xam ne ñaaw na trop. acte de sabotage bi ci mujj nag mu ngi am ci guddi ñaar fukk ak ñaar ci weeru octobre bi ñu nekk communauté catholique ñoom ñëpp nag ànd di koy naqarlu. ñu dem ba ca diwaanu Touba Mbacké jamono ji ñuy wax ak yéen njiitu réew mi Macky Sall mu ngi ci diwaan bu sell ba loole nag tax mu jot a tase ki nga xam ne rek mooy xalif général des Mourides ci loolu sax la sukkandiku ngir yegle na rek dinañ gunge murit yi xalif général bi ak askanu murit yëpp ci li nga xam ne dañ ko sumb rek maanaam tabax ab université bu mag foofe ca Touba ci loolu nag nee na nguuru Sénégal dina ci jël matuwaay yi war ñu teewlu ko ci micro Chérif Dia. sumb yi nga yëkkati muy sumb yu am solo te biñ ci gën a ràññee mooy daara ju mag di nga fas yéene taxawal
te ku ne xam na ni nekkoon na bëgg-bëgg sëriñ bi tax yéeneem ci Touba ñëwoon na bëgg na am bërëbu jàngalekaay bu kawe boo xam ne benn jàngalekaay du ko sut ci dëkk jullit yi kon daara ju mag jooju Mbàkke nga yëkkati xamal ne danañu jaayante fii fas yéene dugal ci suñu loxo waaye sama jëmm bopp jiitam maa ngi sàkku si yow sëriñ bi nga ñaanalaat ma ba réew mi yàlla teg sama loxo ma mën ko tegaat ci samay loxo ndax ma mën a yeggali naal yi nga xam ni moom laa naal jëmale ko ci Sénégal waaye itam naal ko jëmale ko ci sa dëkk bu tedd bi di Touba. ci loolu sax njiitu réew mi ni ngeen ko dégg léegi sàkku ñaan rek ngir mën a am mandat bu koy may mu wéyal liggéeyam loolu nekk askan wa delloo nag ko njukkal kookee nag di xalif général kàddu yi mu yëkkati rek mooy bàyyi naa la wala sax dénk naa la Serigne Touba Xaadimu Rasul ci loolu nag njabootu Serigne Touba di rafetlu rek jéego yi nga xam ne jël nañ ko ngir fexe ba diwaanu Touba mu cayib loolee aju ci wàllu assainissement. tabax ak yoon ak li nga xamante ne rek mooy tax ku bëgg a dem ci diwaan ba doo am benn jafe-jafe ñu desandeek mbiru Touba ak autoroute bi nag ñu ne ubbite bi dina faral di jural ñenn ñi ay jafe-jafe li ko waral ñii nag waa transport routier du Sénégal dañu gis ne liggéey bi dafa desee yemb ba tax na rek jamono ji ak train bi nga xam ne du daw atum ren ji day tax oto yi bëri foofu lool bu ko defee rek li ñuy duppee embouteillage moom faw mu am ñu teewlu seen secrétaire général ci micro Ousseynou Thiam. autoroute bi dëgg la dana am ay avantage ngir dana gaawal yoon wi waaye jàpp nañu li mu mën a indi ci ay gàllankoor moo ëpp avantage parce que comme ni nga ko xamee ren saxaar gi du dem Touba donc am na lu mat juróom benn fukki junni nit yoo xam ne dañ dolliku ci ñi nga xam dañ daan jaar ci tali bi nga seet tamit boo xoolee oto yi baaxuñu baax googu ngir autoroute bi kat pareegul comme ni mu war a pare maanaam fi ñu ko tabax d'abord ci àll la te dafa xaw a kawe seetlu autoroute bi da ngay gis ni dañ ko jël ba ca kaw te glissières yi nga xam ne moo war a fekk ci côté ndeyjoor ak côté càmmoñ yooyu pareegul bi ci topp tam mooy si toutefois que benn oto paan fa rek ci autoroute à péage bi non seulement que mën na ni embouteillage waaye mën naa ni sax dalante oto yi dalante man daal li sama xalaat mooy comme pareegul daal totalement li gënul mooy ñu segg oto yi nga xam ni dañ fay jaar ak oto yi farul jaar man daal sama xalaat mooy gros porteurs yi camionneurs yi ak auto transport en commun yi lañ leen bàyyi toujours ñu pratiquer route nationale numéro 1 bi ñu daan jaar te voiture particulière yi ñu jaar leen ci autoroute à péage bi. ñu dem ba ca bët Saloum réew ma foofee nag ki fa nekkoon président conseil départemental bu Goudomp wuy woon borom Malamine Gomis nag jébal nañ ko borom dem ba ca foofee mu fekk baax ca Simbanding foofee nag askan wa teewoon na fa bokk ci xaritam yu mu àndal ci politique ak ki mbokkam ñoom ñëpp seede bi benn la mu doon nit ku baax ku doon taxaw askan wi ñu teewlu leen ci micro Bakary Konte. nekkoon ci service population yi moom laa jëkk xam ci moom parce que daje naa moom ci cérémonie religieuse notamment Karantaba te ni kilifa diine yi seede nañ ko foofu xam nga yu bari daal souvent suñu gàmmo yi boo responsable yi jàpp ñu bu baax yenn saay nguur gi dafay tardé tuuti pour dimbali kii mais moom il était toujours là di dimbali gàmmo yi di dimbali nit ñi. Malamine lu muy wax lu muy def aussi maa ko gën a xam nit ñi yëpp parce que Malamine président de conseil départemental en même temps honorable député bu korité bu kii jotee weeri koor jotee Malamine day ñëw toog ci sama salle bi mu ne ma jëlal bic ak feuille ñu recenser nit yi nga xam ne war na leen appuyer. ñu gis ne nag nit ku baax génn na àdduna nit ku dal génn na àdduna liggéeykat génn na àdduna nit ku bëggoon fa mu dëkk ak ay dëkkandoom génn na àdduna ndax député la nekk président conseil départemental nekkoon nag nit koo xamante ne nii loo lu ñuy njëkk a wax ci moom mooy nit ku dëggu la donc ñun tey jii am nañu wax dëgg yàlla naqar ci li nga xamante ne nii moo am waaye nag yàlla kenn du xëccoog moom dañuy ñaan yàlla xaare ko àjjana. maanaam jàmbaar la du bàyyi kenn lépp looy xalaat si moom bu fekkente ne jàmbaarte la mu ngi si Malamine bu dee baax la mu ngi si Malamine bu fekkente ne jub la tamit mu ngi si Malamine man li ma mën a wax ne ñun
ñoo xam ne politique moo tax ñu bokkoo ñun am nañu benn perte bu mag ci département de Goudomp. ñu wax ci leneen cancer col de l'utérus fanweeri fan ak benn ci weeru octobre bi nag dinañ tàmbali li nga xam ne mooy vaccination gone yu jigéen yi nga xam ne seen at dafa mot juróom-ñeenti at ci loolu nag liñ ci jublu rek fexe ba ñooñee bañ a am le feebar lool tamit programme élargi de vaccination lañ ko duppee te ñu ngi koy waajal bu baax a baax Cheikh Hassana Fall te woon ca ndaje ba andi ci ak Mar Dieng. taxaw tem ngir xeex ak cancer du col de l'utérus loolu la Sénégal nar a def ci fanweeri fan ak benn ci weeru octobre bile benn vaccin dinañ ko tàmbalee jox bépp xale bu jigéen bu am juróom-ñeenti at te taamu gi ñu def xale yële fu ñu ko teg leer na naññ. àllarba bii di ñëw di 31 octobre président de la république dina lancer introduction wu vaccin contre cancer vaccin bi nga xam ne mooy xeex cancer du col de l'utérus si li ñuy wax PV muy programme élargi de vaccination soo gisee ñuy dugal vaccin boobu nag pour xeex cancer du col de l'utérus parce que cancer du col de l'utérus dafa nekk feebar boo xam ne non seulement dafa garaaw mais dafa bari mais boo xoolee suñu dëkk yi ak si ñuy moyen ni mu limité li nga xam ne ni moo gën a efficace moo gën a xarañ pour xeex feebar boobu mooy ñu ñàkk xale yi ba nga xam ne ëllëg feebar bi du leen mën a dal. ab vaccin boo xam ne kuréel guy saytu lépp lu jëm ci mbiru wér-gu-yaram ci àdduna bi certifié na ko te garantir ko. ñàkk bi moom efficace na kenn waxatu ko parce que li ma ne ko waxee ci français c'est que Sénégal ñàkk bu muy utiliser rek ñàkk boo xam ne dañ ko homologué par organisation mondiale de la santé maanaam moo tax ay xeet yi saytu wér-gu-yaram ñoo ko saytu ba ne ñàkk bi non seulement efficace na mais du lor. te ku bëgg ñu vacciner la ni ngay def yomb na. ñàkk yi nee naa dañ ko dugal ci programme bi donc fépp foo xam ne dañ fay ñàkk xale. ci programme bi rek ku fa dem di nga fekk ñàkk yooyu waaye boo xoolee ñi ñu war a ñàkk ñi ci ëpp ci école yi lañ nekk moo tax ñuy liggéey lëkkaloog waa ñiy seetu njàngale mi pour que ñu waxtaan ak ñoom ba nga xam ne école bu nekk dinañ def calendrier boo xam ne ñii ñàkk dinañ fa ñëw di recenser ñi nga xam ne ñoo am juróom-ñeenti at di leen ñàkk ci année scolaire bi yëpp. ci diggante 2014 ak 2018 lu ëpp 100 000 doses jox nañ ko ay xale yu jigéen ñu toll ci 50 000. yi leen ndaw nar a mucc ci feebar bii di cancer du col de l'utérus xam ne Sénégal dafa taxaw temm ngir baare yoonam. jërëm ba ci diwaanu frontière Gambie ak Sénégal rawatina fi nga xam ne mooy Médina Yoro Fula foofee nag askan wi ne seen bërëb bi dafa xaw a làqu lool ba tax na ñuy dund jamono ji ay jafe-jafe yu metti bokk na ci li nga xam ne ndox mu sell bu fa ñàkk rawatina tamit ci biir l'école yi ay abri provisoire la ñu am maanaam amuñu ay bâtiment yu baax yoo xam ne rek dina may seen doom yi ñu mën a jàng ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu mën leen jàppale rek bu ko defee ñu mën a fàtte loolee Abdoulaye Diallo ci tënk. ñu féete ca frontière diggante Sénégal ak Gambie ca biir département bu Médina Yoro Fula askanu Dingiraay ñoo nekk ci njaaxare ngir ñàkkum ay infrastructure sociale de base maanaam ay jumtukaay ay jafe-jafe ci seen i dem ak dikk ay mbaar yu bare ci seen i daray tubaab ay jafe-jafe ngir jot ci paj dañ fa doon ay gàllankoor yu méttee métti yu askanu Dingiraay di jànkonteel ca seen i boobe gox. si wàllu éducation bi moom exemple bi nga xam ne moo fi gën a concurrent rek mooy CM Dingiraay bi ndax 2012 lañ ko créé ba tey waaye gisuñu benn brique ciment bu dégg ci biir CM bi mais pour nga jógee Dingiraay te nga dem Yoro Fula sax ci 12 kilomètres tu es obligé de faire 5 heures de temps si la mois d'août fekkee fii wala septembre léegi sax doo mën a dem sax da ngay dem si yoon bi nga toog pour xaar dem Médina Yoro Fula charrette yi duñ dem wala ci charrette ñëw problème charrette yi ne man mënumaa dem Médina Yoro Fula parce que tout simplement sama face bi su ma demee du ñëw. mais aussi ñu ngi yor CM boo xam ne ni yëpp abri provisoire la maanaam ay craintin kese la ak tamit wàllu yoon am nañ problème mu yoon parce que fii lépp loo fi bay tamit pour nga génnee ko problème mais même bu dul mbay mi sax pour nga génne dem ci Médina Yoro Fula problème la dem Kolda tamit waxuñu ko lay métti. ñàkkum ndox mu sell mooy jafe-jafe bi gën a rëy bu askanu Médina Yoro Fula yëpp di dund. am nañ problème mu ndox suñu jigéen ñi root bu métti la ñuy root ci teen yoo xam ne day dem ba fanweeri mètre jàpp fanweeri mètre ak juróom. dëkk bu ñuy wax Sinthiou man la fi ci biir commune Dingiraay bi sama yaram dafa daw keroog da ngay gis benn teen kese maa amoon ci biir dëkk bi jur gi doomu aadama yi yëpp foofu la ñuy naan suñu rootee pendant 15 minutes soo gisee ndox bu fay génn mais sa yaram day daw te pourtant ñu naan lii doomu aadama moo koy naan day doon lu doy war kon vraiment maa ngi ñaan président Macky Sall na ci bàyyi xel bu baax problème yaa ngi fi surtout si problème ndox bi. ngir taxaw temm jàkkaarloog yi la jafe-jafe ndaw gox ba ñoo taxawal ab kuréel bi ñu duppee ànd defar Dingiraay di ab kuréel bu fas yéene gunge njiitu réew mi ci li muy yëngoo waaye bëgg nañu ku leen saafara seeni jafe-jafe yooyu. ci la mouvement bi jóg ne ñun kat pour jàppale Macky Sall mu amaat deuxième mandat il faut ñu sos lii nga xam ne ni ñu réunir ci maanaam ñi boole ci ñëpp pare nañ pour jàppale Macky Sall à 100% mu gagné ci dès le premier tour.
mais nag bëgg nañ bu demee ba nga xam ne ni falu na vraiment mu jàppale ci programme yi nga xam ne ni ñu ngi koy dégg lu mel ni PUDC lu mel ni PUMA mu jàppale si commune Dingiraay. yile ndaw bëgg nañu it ab ambulance ak ñu dooleel seeni poste de santé. Boubacar Diassi donc la ñuy dem fekki ci li nga xam ne rek jot nañu ko taataanal foofee nag société civile moo jóg taxaw ci diwaanu Casamance ca frontière ba ak Guinée-Bissau ak Gambie ñu jóg sol seen dàll fexe rek ba jàmm mën a sax tàkk foofu ci loolu sax amal nañ fa ab lël li ñu bëgg rek mooy ñiy yëngu ci wàllu organisation bi ñu ñaax leen ci ni nga xam ne noonu ne la ñu war a taxawee bu ko defee rek ñu mën a gën a waxtaan ak askan bi ñu teewlu kenn ci ñoom Henri Ndekki. lu ñu fi indi tey mooy benn atelier bu ñu atelier de plaidoyer maanaam tàggat suñu organisation société civile ñu nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum jàmm pour ñu xam tey ban naka la ñu mën a boo jëlee kaddu noo koy waxee mu méngoo ak suñu période bi ñu nekk di vivre parce que nekkul comme ay années 82 jusqu'à 85 jusqu'à 90 yooyu léegi ñu ngi ci lu ñuy wax ci tubaab kalam ak calme maanaam daal boobu nag képp ku nga xam ne yaa ngi yëngatu ci utum jàmm looy wax mu méngoo ak daal bi parce que booy wax lu nga xam ne mun na indi fitna ñun en tant que société civile laaju ñooñu responsable ma ñu oo leen tey actuellement il faut ñun en tant que organisation am nañu responsabilité ci wàllum utum jàmm donc kuy wax nga xam looy wax te looy wax mu bañ a indi fitna. ca diwaanu Linguère foofee nag am nañu jóg sol seen dal tamit li ñu bëgg rek mooy diwaan ba ñu mën ko def ab département loolu nag ñi boot bi le mëbët di mouvement bi ñu duppee am dem mouvement dem foofee nag li ñu bëgg rek mooy njiital ministère de l'intérieur de Aly Ngouille Ndiaye di doomu diwaan ba rek jàppale leen ci li nga xamante ne mooy seen mébét ñu teewlu kenn ci ñoom Idrissa Samb lay wuyoo di président mouvement dem bu Linguère. xeex bi du xeexu waa dem dong du xeexu xale yi du xeexu jigéen yi dañuy ñëw pour ñu ànd pour que Daara nekk benn département ndax bu nekkee département dana permettre xale yi nga xam ne dañuy dem ba Linguère di wuti ay certificat de nationalité te di raté seen examen ngir loolu wala dem ba 120 kilomètres ci yoonu Louga wi nga xamante ni maa ngi ñaan suñu kilifa gi mu defaral ñu ko ndax ba léegi ñu ngi koy jooy du wuti ay casier judiciaire duñu ko am ak yeneen Daara Jolof war na mën a am camp sapeur-pompier Jolof war na am compagnie de gendarmerie war na am police centrale loolu ñu ngi koy woo suñu kilifa monsieur le ministre mi nga xam ne yàlla def na jamono yi mi ngi aye te boo ayee da nga war a wal sa moome Jolof fu commissariat central bi war a mën a nekk na nekk sax mbëllëxe war na ko am pour que sécurité bi vol de bétail bi insécurité bi nga xamante ni am na fi ñëpp gis ko fi ñu mën a ñëw xeex loolu moo tax Jolof dem ak yëpp ñëw ne nañu def Jolof une région Daara un département xeex bi nag du yomb mais danañ ko xeex politiquement danañ fexe ba instance de décision bu nit war a mën a nekk pour ñu nekk fa pour ëllëg bokk ci ñi nga xam dañuy bokk ci ñi décider ci réew mi buñ ci jógee waa Jolof yëpp danañ génn taxaw ci tali yi def des marches de protestation bi nga xam ne moom la ñu mujjee danañ tëdd ci tali bi danañ def grève de la faim pour que Jolof nekk une région Daara nekk un département. ñu wax ci Procodem di kuréel bu ñu taxawal ngir mu def kem kàttanam ngir suqali diwaan yi nga xam ne ñoo feeti kaw ga ñooñu nag jamono ji mënees nañu wax ne am na ci ñetti région yu mu am ci Sénégal ñoom li ñu bëgg mooy kuréel boobu rek jàppale leen ba ñu mën a gis seen bopp ci lépp lu aju ci wàllu koom fii ci suñu réew ñu teewlu ci Alassane Sow mooy directeur cabinet bu ministre de la gouvernance territoriale ci micro Alassane Ba. boo defee une orientation nationale da nga war a xool ay outils noo koy tëralee ci territoire yi donc stratégie bi loolu mooy liggéeyam loolu mooy mébétam léegi bu ñu demee ci territoire yi dañ leen war a ànd ak ñoom pour que ñoom ñu fexe développement économique des territoires nekk une politique publique territoriale ñu bañ ko xaar rek ci état bi au niveau central parce que état au niveau central ñu ngi gérer à travers l'APIX un environnement des affaires favorables mais au niveau des territoires aussi dañu war a liggéey pour seen attractivité pour que nit ñi mën a ñëw foofu entreprise yi mën a implanter foofu mais il faudrait que d'abord ñu xam lu nekk ci territoire yi en termes de potentialité en termes de filière porteuse boo leen identifier ba pare ci ngay identifier métiers yi nga xam ne dina yàgg di nga ci mën a am ay revenus yu décent ak revenus yu am solo yi nga xam ne dina la permettre dund bu baax. tànn fi ñetti régions yi xam nga état bi dafa am nu muy liggéeyee. di nga gis PUDC liggéey ci yenn yi am yu mu bàyyi gis nga léegi bi yoon am na région yu ñu bàyyoon comme par exemple Casamance mais cette fois ci chef de l'État ne nañ fa dem
ñu ngi ko defuñu woon Casamance parce que y avait le PPDC mais léegi comme PPDC mu ngi ci phase terminale peut-être dinañ ko yokk mais balaa ñu ko yokk état bi ne dañ fa def deuxième phase du PUDC donc fii tamit ak programme bi comme xaalis bi bariwul noonu yëpp mënoo ko def ci réew mi yëpp il faut nga identifier ay critères pour choisir ay territoires yu pertinents yi nga xam ne dafa ànd ak lu ñu bëgg a tester. yegg si rek wax ci mbiru tàggat yaram li ci gën a fës tey jongante bi nar a dox diggante Guinée équatoriale ak Sénégal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre na nar a am foofe ca Guinée équatoriale Aliou Cissé entraîneur national fësal tey liste ñaar fukk ak ñetti gaynde yi nga xam ne rek war nañ teew foofe ci loolu nag seetlu bi mooy Alfred Ndiaye moom du bokk ci boobu la jongante li ko waral dafa am suspension kii di Assane Dioufé ak Salif Sané tamit dinañ teew ci li nga xamante ne rek ci boobu la jongante. 23 joueurs nañu convoqué mais am na 7 réservistes wax nga dëgg 7 réservistes yoo xam ne waxuma seen tur mooy Moussa Wagué mooy Adama Mbengue Pape Djibril Diaw Santi Ngom Famara Diédhiou ak Crépin Diatta voilà ñooy 7 yoo xam ne suñu amee problème ak 23 yi ñoom mën nañu intégrer équipe bi. xale yi fi nekkoon ñoo dellu si waat sauf que Assane Dioufé bu amoon habitude ñëw yàgg na dellu siwul moom tamit ñëw na je crois que lan lañu bëgg malgré que même bu dee sax qualifié nañu match internationaux yi ay match en jeu la tey lan lañu bëgg mooy que équipe nationale bu Sénégal bi termine premier ci poule boobu. aywa yegg si nañ ci ëttu yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides l'observateur nañu benn jëmm waaye benn ngëm-ngëm un homme un but une foi ubbil yéenekaay bi yoon la wu journal bi xëy xotti jaare ca ngir gën ñoo xamalek sang bu tedd bi toog ci jal bi doon xalifa Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ñu gën koo xam ci Xaadim Mountakha di doom ci xalifa bi moom la Marie-Louise Ndiaye bu l'observateur seeti di waxtaan ak moom ci sang bu tedd bi Serigne bi xalifa bi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Xaadim Mountakha waxtaan ak waa l'observateur ba wax leen lool mbindeef musu ko woon a naanem ndox ci waajuram wi mu di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou baax ga yaatu ga yiw ga maandu ga jullite ga woyof ga taalibe ga ak jeex gi mu jeex tàkk ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba l'observateur jóge ca waxtaan woowee dem seeti soxna Bali Mountakha di soxna ci xalifa général des Mourides ma ngay leeralal waa l'observateur lu bari ci xalifa bi soxna si dem ci sax ba di leen leeralal ne gan yi nga xam ne xalifa bi mi ngi leen di am ak gan yi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre di am li ñuy xewloo ci loxoom lañu ko teg këram lañu koy toggee moom soxna si mooy toggul lépp gan gu mag gi wàcc démb ca Touba yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu ko mu di président de la République Macky Sall Sud Quotidien nañu ci ngoon gi la fa yegg ñu teero ko teero bu rëy nganale ko fa ngan gu rëy président Macky Sall sàkku ci xalifa bi mu ñaanal ko ngir mu faluwaat am deuxième mandat ba mën a yeggale sumb yi mu sémbu ca Touba Soleil national nañu ba mu waxee ba yeggal moom président li ko xalifa bi tont moo di bàyyi naa la ak Serigne Touba Le Quotidien nañu looleet la ko Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre wax nee na ko Serigne Touba la ñu lay bàyyeel yéenekaay bi nañu njiit réew mi Macky Sall ndigalal wat la wuti woon ca Touba laatir bi nañu waaye amewu ko fa nag ndax li coow yi bari Touba prudence maanaam ak dal la àndal ci yëf yi direct ay fa nañu li ñu jaboote ñëpp moo tax ñu tëddee njaaxaanaay bi président Macky Sall sàkko ci xalifa bi ngir mu ñaanal ko ba mu faluwaat li ko xalifa bi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou wax moo di demal ca jumaa ja sukk ci xabrub Serigne Touba ñaan ko li nga bëgg Les Échos nañu Macky Sall deuxième mandat la bëgg bi mu ko waxee Serigne bi li ko Serigne bi tontu moo di dénk naa la Cheikh Ahmadou Bamba mu tegal ko ci ne autoroute Ila Touba gi nga fi def du lu ñuy mim yombal nga taalibe yi seenu màggal si li nga defal Serigne Touba ci dëkkam bi Serigne Touba gisal na ko boppam te dana la fayal boppam enquête dina kay nañu dëkkub Xaadim Rasul bi mu di Touba bég nañu lool ci li Macky Sall liggéey ci dëkk ba source waa nañu waaye taxul démb ba mu fa demee nit ñi génn seeni kër teeru ko Macky Sall daa demoon ca Touba ngir doon fa màjjaali deuxième mandat waaye teeru bu géey te tooy lañu ko fa teeru direct info nañu moom gisul loolu ubbil yéene kay bi soxna Maam Xari Mbacké Muxtada dafa daanu jël Bamba ci ngan gi moo kuréel gi mu jiite ñu naan ko Raziat teeru bu rëy te màgg lañu teeru président de la République direct info nañu fa autoroute Ila Touba gi jeexee la ñu demoon gàttandu gi président ànd ak moom gunge ko ba kër mag moom ñaari téeméeri wat juróom fukki fas ak i moto l'observateur nañu waaye commissaire Pape Idrissa Diémé bokk ci garde corps yi président Macky Sall yi du gaaw fàtte ngan gi ndax ba Macky Sall yeggee kër mag moom dugg di waxtaan ak xalifa bi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou moom commissaire Pape Idrissa Diémé
dafa bëggoon a dugal waa RTS ci biir salle bi ngir ñu fekkee waxtaan wi am luñ ca caméra kenn ci bëkk néegi xalifa bi ñu naan ko Aziz ne ko du ca dal ñu nekk fay jàppante di buuxante ba toj benn ci buntu ya nekk ca kër mag moom garde corps président bi di commissaire Jémé l'observateur ne nañu baaraam bu dagg la ca jëlee source a nañu waaye kenn du Macky Sall it ne wax na ca ngan nga tojaanga wu rëy ginnaaw salaatul ala fatiha gi mu fi waxoon ñu koy ŋawteeka mbambu ci réew mi démb ca ngan ga ba mu bëggee lu neex murid yi taxoon muy waxtaane Bamba ki jaar-jaaram ca la waxee ne màggalu Touba gi dafay mandargal ñibbisig Serigne Touba ci géej gi te màggal googee du màggalu Touba màggalu Daaru Salaam la. Mamadou Mohamed ci Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.